asalaamaaleykum mbokk jullit ñi asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum mbokk internautes yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel sur l'ensemble de notre plateforme digitale bi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel àddina wërngal këpp rawati ki dolli les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora Facebook Twitter Instagram YouTube l'application DTV Sénégal ñu ci bëri ñu ngi ñuy bàyyi xel ci canal 12 Bouquet TNT by Excaf nga xamante ne c'est un projet national waaye di sant di gërëm bu baax a baax mbokk jullit ñi fu ñu munti ne ñu ngi leen di delloo njukkal bu baax di leen déwénati di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala boole ñu baal ñu fekkee ay déwén yu bëree ni ñuy duggee nii ci koor sunu borom nangu ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñaan ñu jeexalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di sant waa kër gi yëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fii di liggéey ñu ngi leen di baalu àq bu baax a baax te di leen di baal waaye di ñaanal way dawlu yi nga xamante ne dëddu nañu ku mel ni soxna Zeynab Fall mi nga xamante ne yàgg liggéey du ma ne liggéey ci DTV wala du ma ne liggéey ci groupe Excaf Télécom waaye di liggéey pour diine l'islam ñu ngi koy masaw bu baax fa mu ne ñu ngi koy ñaanal fa mu gënal ko fuuf fa mu jugee ñi mu fi bàyyi sunu borom teg ci loxo bu baax may ñu xol bi ñu ko gën a mën a muñee ndax ba mu demee ba tey wéetal nañu lool macha allah waaye bu ñu xoolee ci alxuraanul karim bi dinañu xam ne wéetuñu benn yoon ndax loolu rek la doon dundee saa su ne di ko jaalee encore une fois ay mbokkam ay xaritam ay soppeem ay am di jàmmam rawti ci doole ñi nga xamante ne ñoom la yàgg di bokkal liggéey waaye tamit di jaale ku mel ni Leena Mbay bokk ci ñun di liggéey ci ñun nekk ci émission toi-même tu sais moom it mu wàcc ñàkk waajuram bu góor fan yee ñu génn rek ñu ngi koy jaalewaat encore une fois di ko ñaanal sunu borom may leen xolu muñ te it sunu borom def li gën ci waajuram bu góor boobu fa mu ne gën a ko fu fa mu jógee sunu borom tàbbi ko ci àjjana yi gën a kawe ndax moom tamit macha allah la mu fi liggéey bëri na booy dégg témoignage yi nga xamante ne am na foofu ca commune boobu nga xamante ne mus na nekk maire muy Jëppal Castor ak Derklé mën nañ jàpp ne xel dal na donc ñu ngi koy masaw bu baax a baax ku mel ni Leena Salif di ko wax rek na gën a góorgóorlu te gën a muñ te xam ne àddinaa ngi noonu dañuy wax ne gën a mettile amul gën a beesle moo fi ne ba tax na ñii nga xamante ne ñoo ñàkk seen i ay waajur ñu ngi leen di ñaanal ñu am xolu muñ bu baax waaye di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi sunu borom fëgg seen bopp ba ñuy dalaat ak seen i sago waaye di ko ñaanal ñi nga xamante ne caabi féete na leen ginnaaw ñu génn fa te leneen dootu leen fa dugalaat alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu dundaatee at ba fekkee waat koor gi di ñaan yàlla bu mu doon suñu mujjantal koor yàlla nañ koy woor ay ati at di ci gën a mën a jaamu buur bi yàlla subhaanahu wa taala di gën di mën di moytu ay tereem te di sax ci li nga xamante ne mooy ay digleem lii nag yéene la boo xamante ne moom la DTV mbooloo mi daanaka am initiative jagleel leen ko du lundi au samedi de 18h à 19h45 ñu am yéene rek dàqe koor ànd ak yéen waxtaanee ko waaye tamit waxtaanee ko ak ay borom xam-xam ñoo xamante ne seen xel màcc na ci lool macha allah bu ñu waxee loolu xel yi dafay dem ci oustaz Mohamed nga xamante ne la muy liggéey ci umma islamique macha allah xel dal na ca ba mu demee jàngi ko ba yegg si tey gis ngeen résultat yu am solo yi nga xamante ne moom lay def te ba tey mu ngi durus mu ngi jàng ba tey ndax loolu liggéey la boo xamante ne duñ ko jeexal abadan daa yi man waaye mu ngi ciy def liggéey bu am solo ñu ràññee ko bu baax ci kër gi du ma ne ci ndénkaan du ma ne ci tettali waaye ci kër gi de manière générale ndax fu ñu ko mënti soxla rek dafay ñëw jàppale ñu ci liggéey bi Mohamed oustaz ñu ngi lay ziar di la déwénati di la baalu àq di la baal àq di ñaan buur bi yàlla subhaanahu wa taala boole ñu baal ñu fekkee ay déwén yu bëri waaye koor gi ñu dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu am njott ne dinañ ci génn alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla na ko yàlla def. waaw Sidi Makhtar ñu ngi lay delloo nuyoo yu gën a sell di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ndokkeel gi tamit ñu ngi la koy ndokkeelaat yow tamit ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu defal tawfiq amiin ba boole ñu ci jaamam yi nga xamante ne ñooy tàmbali mottali amiin yaa rabbi tàmbali koor gi mottali ko yàlla nañu ci yàlla subhaanahu wa taala boole amiin yaa rabbi te yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu koor amiin yàlla nañu ko yàlla defal ay ati at ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo koy tàmbali ba pare jeexal ko amiin loolu lu am solo la kër gi ñu nekk tamit yàlla na fi yàlla subhaanahu wa taala dolli tawfiq yàlla dolli ci li nga xamante ne moom mooy barke yàlla dolli ci li nga xamante ne moom mooy yaatal ak wërsëg goo xamante ne ña ko moom dinañ ko muurloo loolu la ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala di ndokkeel mbooleem téléspectateurs yi safoo la DTV la magie de la télé ci weeru koor bii nii
di leen ci ndokkeel bu baax di leen baal àq di sàkku ci ñoom tamit ñu baal ñu nga xamante àq di jaajëfal coach tey moom oustaz coach laay wax ci bokk gi ma bokk ak moom plateau. xam naa lu histoire di bind la je pense c'est la première fois ñu mun a bokk plateau. donte ne ñoo bokk kër gi. tout à fait léeg-léeg ñu tase. ci anam bu rafet woo xamante ne jàmm la ñu séq. kon ñu ngi am mbégte di ko fésal bokk ak moom li nga xamante ne moom mooy jotaay bi. alhamdulilah ci yar bi ci teey bi ci dal bi. waaye ci maîtrise ndax dañuy wax métier ak sax xam ñoo yem bu ci mokkalu sonal borom waaye moom boo déggee ca baat ba ca dal ba ca teey ba nga xam ne lu mu maîtriser la macha allah maa ngi delloo njukkal ak ñi nga xamante ne ay soppeem lañu maa ngi leen di delloo njukkal bu baax di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñu baal ñu fekkee ay déwén yu bëri ndax àddina wërngal këpp jàpp naa ne ay soppee rek la fi am ndax nit ñi bëgg nañ ko lool macha allah ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ci taxawaayam ci diineem waaye tamit ci taxawaayam li nga xamante ne mooy liggéey bi ba tax na ñu ngi koy delloo njukkal bu baax waaye du tere dinaa waxtaan ak moom de dinaa ko laaj ay wóoru gàlle kañ la mujj wóoru gàlle ban wóoru gàlle moo gën a marqué parce que ma maison ma famille lañ ko wax du dëgg coach maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar waaye maa ngi lay baalu àq bu baax te di la baal àq di ñaan suñu borom boole ñu boolee baal ñu fekkee ay déwén yu bëree yow ci 2021 la ñu xamante ci 2021 ñu tàmbali cee liggéey te ñuy ñaan rek ñuy dem ba faaw incha allah pourquoi pas en tout cas Nicolas mbégte lay am di wax alhamdulilahi rabbil alamin comme ni nga ko waxee ginnaaw bi ñu ko fekkee ren fas yéene ci jaamu yàlla nanguñu suñuy jaamu ci weeru koor bi amiin ñu am njort dugg ci ak bismillahi rahmaani rahim tamit terminé ko comme ni nga ko waxee yàlla nangul ñu suñuy ñaan amiin di am mbégte yow tamit wax nga ko léegi waaye mbégte lay doon ñu jàkkaarloog yow 2021 la ñu gisante xamante mais avant 2021 gis nañ liggéey bu rafet bi ngay def à travers les médias di koy feddali bu baax a baax di am mbégte tamit ni ko Oustaz Mouhamed waxee ñun dañ koy sagoo fu ñu toog ndax DTV ma famille ma maison lañu yàlla def na téléspectateurs yi kuñ ci gis rek dañ lay laaj sa morom comme si yéen a bokk kër wala yéen ay gisante des fois nga dox ci mbedd bi nit na la ana Oustaz Mouhamed fekk da ngeen di daje di waxtaan rek comme ni mu ko waxee rek di rafetlu bu baax liggéey bi ni mu ko waxee ci wàllu diine bi taxawaay bi mu ci am nekk na lu am solo surtout ni mu koy defee mu jaral ko muy pratiquer ndax diine dañ ne looy gën di pratiquer rek image yi day tax nit ki gën ko maîtriser di koy jaajëfal bu baax a baax yow tamit sa liggéey rafet na macha allah jërëjëf yow it sa liggéey rafet na macha allah parce que sénégalais yi ak internautes yi à travers les émissions yi nga xamante ne yaa ngi ciy liggéey ci DTV ñu ngi gën a ràññee seen yaram ñu ngi gën a xam seen yaram ñu ngi gën a comprendre comment faire le sport parce que du bëgg def sport rek mooy tax def sport il faut nga comprendre ko mën ko pratiquer parce que lu ci nekk rek ay leçon la mu ànd ak suivi te liggéey boobu nga xamante ne yaa ngi ko ci liggéey macha allah ñu ngi ñaan mu gën a dem ca kaw ca kanam ci lu baax ba nga am ci lu kawe sa njott incha allah bu neexee yàlla di delloowaat njukkal waa kër gi El Hadj Ibrahima Ben Bass Diagne mi sos kër gi ñu ngi koy ñaanal moom tamit fa mu ne gën a ko foofu fa mu jógee yéen bi mu fi bàyyi nag mu oyof toll ci njaboot bi ak njaboot bi ñi nga xamante ne ñoom lañ ko bokkal mu di agent yi muy collaborateurs yi en tout cas ñu ngi koy ñaanal bu baax El Hadj Ibrahima Ben Bass Diagne fi mu nekk gën a ko foofu fa mu jógee sunu borom tàbbi ko ci ajjana yi gën a kawe ndax li mu liggéey ci àddina liggéey ko ci diine kenn dootu ko laam-laamee di sant di gërëm bu baax sénégalais de l'extérieur de la diaspora ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci kóolute bi ak ànd bi nga xamante ne bés bu jot ñu ànd kook ñun à travers nos différentes émissions gis nañ ne daal ñoom ñu ngi ñuy wéttali di ci ànd ak ñun di ci contribuer waaye bu ñu doon lim duñ fi jóge mais ñu ngi delloo njukkal ñëpp daal moo xam ñi yeewoo Canada ñi yeewoo France Belgique Italie même ñi nekk ci sous-région bi ñoom tamit ñu ngi leen di delloo njukkal waa Allemagne ñoom tamit di leen fàtte waa États-Unis waa Australie waa Angleterre ñoom ñëpp waa Allemagne ñoom tamit ñu delloo leen njukkal bu baax a baax ndax gis nañ ñu taxawaay bi sous région bi tamit ñu ngi leen di delloo njukkal ndax foo dem rek da nga fay fekk ay doomu jullit te foo dem fekk fa ñoo xamante ne dañuy safoo liggéey bu am solo bi nga xamante ne kër gi ñoo ngi koy def loolu nag ñu ngi koy delloowaat njukkal rek suñuy ay kilifa waaye di sant di gërëm bu baax les techniciens yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi jamono ji nag ñu bëri ñu ngi ci yoon di ñibbi mooy li ñu naan rentrez bien chez vous et trouvez toute la famille en très bonne santé donc loolu dañ koy wax ñi nga xamante ne ñoo ngi doog a quitté seen i ay bureau di ñibbi ñi nga xamante ne ñoo ngi doog a yegsi ñoo ngi leen koy ñaanal tamit di leen wax nañu dal jàmm rek te xam ne rendez-vous bu bees la ñu ngi ciy xaar annonceurs yi ngir ñu ñëw gunge ñu am na ñoo xamante ne sax amaana ka tàmmale nañoo ñëw waaye bëgg nañu nu muy gën a bëri rek muy gën di baax
ndax xam nañ ne annonceur moom nu muy gën di ñëw muy gën di baax ngir jàppale kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum finance ci entreprise. donc ñoo ngi woo bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy annonceurs yi te di leen wax rek ni ñu gën a jàppale madame Guèye muy Mame Diarra Thiam nga xamante ne mu ngi ciy liggéey bu am solo na ko annonceurs yi gën a jàppale gën ko wóolu gën ko dénk ay marché yi mu mun a wasaare ci biir kër gi. oustaz ñoo ngi nag ci suñu premier jour sànq maa ngi waxtaan ak Khalil muy monteur Khalil Guèye ma ne ko mais Khalil démb nga commencé woo wala barki démb wala tey mu ne ma non ci bés bu baax bi. tey mooy bés bu baax bi ma ne ko kon parce que yow tey nga commencé woo kon jàpp nga ne tey mooy bés bu baax bi kon baax na courage jëmale sa kanam moom olof nee na mu dëll effectivement na nga def nag maa ngi sant ana naka nga koy dundee waa di sant yàlla di muñ di moytu waaw loolu de defe naa ne bu ko doomu aadama saxoo defe naa ne di nga mucc yu bëri effectivement waaw di muñ di moytu effectivement loolu mooy àdduna muñ mooy dundal yaakaar moytu mooy tax a mucc te ñaari mbir yooyu si la nit di amee aljana parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ne nit moom pour mu mun a am allaaxira bu taxaw faaw mu yore ñaari piliers yoo xamante ne du leen bàyyi ginnaaw alxawfu war raja mooy ne dafay ragal yàlla di moytu ba pare di li am yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala c'est-à-dire ñaari mbir yooyu fekk doomu aadama mu ngi koy am du mus a xaddi du mus a tàyyi toujours day fekk mu nekk ci li nga xamante ne moom la war a nekk. tey bu ñu doon waxtaan ci premier jour bi ñu dugg nii ñu ne lan moo war a nekk première leçon bi jullit bi war a jàng ci premier jour weeru koor wala ci weeru koor maanaam première leçon bi nga xamante ne tey war nañ jàpp ne moom la ñuy ubbi war ko parcuriser. waaw première leçon bi mooy fii coach tàmbalee bi ñu ko joxee kàddu dafa ne alhamdulillahi rabbil alamin dafa dooj nag moom gis nga ni ñu koy gisee nii ak bëri affaire coach rek première leçon ak yëg-yëg sentiment boo xamante ne nit ku yàlla may nga fekkee weeru koor war nga kaa yëg mooy sant yàlla subhanahu wa taala est-ce que Nicolas Makhtar xam nga ne am na nit ñoo xamante ne veillu premier jour bi si lañ génn àdduna et pourtant doon nañ am mbébét pour fekkee ko yàlla subhanahu wa taala may la nga fekkee ko bi maanaa yàlla ubbil la opportunité boo mun a demee aljana macha allah benn période rek mooy période bi nit mun a amee sentiment wu yëg-yëg ne moment bii nii su ma neexee may gis aljana muy période li nga xamante ne moom mooy ramadan ci période boobu rek période boobu ak période li nga xamante ne mooy li ñu tuddee dimension spirituelle ci wàllu njàpp xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jàngal yëg-yëg bi jullit bi war a àndal bu fekkente ne mu ngi jooxe ak kii parce que yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci biir alquran ci saar bi mu tuddee yonent bi suratu muhammad wa yudxiluhumul jannata arrafaha lahum yàlla day dugal way gëm yi aljana ji nga xamante ne xamaloon na leen ko mooy ci àdduna amoon na ay occasion yoo xamante ne yàlla daf ñu doon lëkkaleeg aljana xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ku jàpp ba pare ba mu jàppoo ba pare wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin dañ lay ubbil li nga xamante ne li nga ci yokk nii yàgg ci yokk wala yow da ngay wax loolu yow affaire bi xaw na gën a gudd de wala oustaz nañ déglu oustaz non waxuma déglu kay oui ma suñu kër lañ nekk dañuy waxtaan de dafa am lu mu wax léegi nii ci boo jàppee ba noppi dafa am looy wax mais man am na fu ma taxawoon mais nekk te affaire bi gën na continuer yow bokk nga ak man xalaat waaw ñoo bokk xalaat kon fi may yem foofu ngay yem foofu laa yem waaw loo yokk la wala ngëneel la rek boo xamante ne non ñaan la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mais dañ ko c'est obligatoire boo jàppee ba noppi ba fa nga daaneel nii ñu war a daaneel foofu wala bonus la rek pas bonus la nit ki xam ko di ko wax moo gën mu ñàkk koo xam ñàkk koo wax bi maana soo kiiwee boo jàppoo ba pare wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yow yàlla nag ma boole ci way laap yi ñiy saxoo laap yàlla nag ma boole ci ñi nga xamante ne dañuy tàmm di tuub loolu moo ci ajouté wu rek allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin li am solo foofu moo di ni li tax jullit bi di wax loolu moo di ne mu am occasion quotidienne ne chaque jàpp saa bu waxee loolu yonent bi nee ne dañ koy ubbil les 8 portes du paradis
juróom-ñetti buntu aljana yëpp mu tànn ban la ciy duggee. xoolal loolu kéemaan. léegi nag weeru koor tamit saa bu weeru koor jotee. li tax nit ki war a sant yàlla ci opportunité bi ko yàlla may moo di ne weeru koor guddi gu nekk tey jii nii première guddi si la yàlla di wax aljana naan ko gën a la taaru gën a la rafet. gën a la taaru gën a la rafet sama jaam yi des na tuuti ñu ñëw fekk si la. kon fekkee weeru koor loolu mooy cafka bi nga xamante ne moom mooy dimension spirituelle bi nga xamante ne moo ci nekk mu wute lool ak njaayeen yi nga xamante ni weeru koor yaa ngi tooy sama maam de la giraandu njaay ci Sicap Baobab njaayeen yi nga xamante ne weeru koor buy ñëw dañ ci ànd ak tiitaange naan weer bi mu ngi ñëw ak loolu non jullit bi koor ci moom mbégte la war a doon. xam nga lan moo tax yàlla daf ñu jox ay exemple Nicolas di nga gis ay nit ñoo xamante ne pour ñu atteindre leur objectif ci àdduna bu ñu leen xañ da leen di jaral ñu xiifal seen bopp pour mun a am seeni objectif yow aljana seytaane da la faa génnee woon génnee fa sa maam aadama yàlla ubbil la opportunité boo delluwaatee sa première maison muy aljana saisir ko bu jaree nga woor at wi yëpp wooral at li nga xamante ne mooy at bi loolu sax moo gën a cohérent c'est-à-dire loolu mooy gisin yëg-yëg bi nga xamante ne jullit bi pour man war na koo am ci premier jour loolu moo tax ngay gis yenn imaam yi premier jour bu ñuy def tarawih bu ñu ne allahu akbar bu ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin du ñu yeggale parce que dañuy yëg cant gu mat sëkk bëri na ñoo taxawaloon doon julli ci sàppe ñoo xamoon ci koñ bi tey nee nga alhamdulillahi rabbil alamin timis jot na nga yëkkati sa tàndarma daal di wax ne dahaba dhama'u wabtalla al aruq wa thabata al ajru insha allah ñaan sa ñaan te ñooñu mënatuñ ko kon cant gi coach tàmbalee loolu mooy waru garu bépp jullit bu fekkente ne yàlla may na ko mu fekkee li nga xamante ne mooy weeru koor ñaareel ba moo di ni ci waru gar yi moo di ne am yëg-yëgu dogu ne kenn du ma ëppale tuyaaba ci weer wi ni lépp luy buntu mbaax naa am dogu ambition wu ci tàmbali gi ne dinaa góorgóorlu parce que amaana mën na am bii moo nekk sama mujjanteelu koor d'accord dafay joxe benn image soxna Zeynab rahmatullahi alayha at bi mu gaañoo mook ñun ñoo defandoo alwasaaya ñu pare mu dem aji màkka pourtant bi ñuy def alwasaaya daan na ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwén et pourtant fekkeewul déwén parce que bokku ci woon est-ce que xam nga Nicolas guddi laylatul qadri bu nekk yàlla si lay licencié bind listé du moins ñi nga xamante ne duñ fekkee déwén kon yow su la yàlla may nga fekkee li nga xamante ne mooy weeru koor def si maximum possible comme si que ne yow bii mooy dernière occasion bu ñu la ubbil sa kanam pour nga am aljana. mais foofu dina am tuuti nuance entre ñenn ñiy jàpp ne tamxarit ak laylatul xadr no bokkuñu parce que da ngay dégg ñu naan lekkal bu baax pour nga diis pour que malaaka bi bu ñëwee mu xam ne diis nga ñu mën la fi bàyyi déwoon affaire yooyu et cetera mu am ñoo xamante ne ñoom mooy li nga wax laylatul xadr la parce que xam nañ ne bés boobu mooy bésu liste bi bés boobu la borom bi subhaanahu wa taala di defar liste boobu muy defar du mooy yàlla moo ko wax fiiha yufraqu kullu amrin hakim yàlla nee na guddi googu si laay détaillé lépp loo xamante ne moo war a am ci at bii war a ñëw ci at bii war a ñëw Ibnu Abbas di wax ne guddi googu ci la yàlla di bind ñan ñoo war a takk soxna ñan ñoo war a génn ci casu célibataire ñan ñooy ñi nga xamante ne ñooy yokki soxna ñan ñoo war a juddu ñan ñoo war a gaañu ñan ñoo war a am ñan ñoo war a ñàkk ñan ñoo war a falu ñan ñoo war a folli 2024 guddi laylatul qadri googu si yàlla si lay bind kan moo war a nekk président Sénégal ak kan moo ko warta nekk macha allah fiiha yufraqu kullu amrin hakim xam naa ne am na fenn foo xamante ne soxna yi moom bu ñu mënoon jàpp ci plume bi moom danañ ci jàpp mooy yokk soxna mu nekk lu am solo comme ni ñu koy taamu di defee parce que waxtaan ak yow c'est avec beaucoup d'intérêt parce que njàngale kese la njëriñ kese la ñi may seetaan xam nañ loolu bu baax a baax donc ñu continuer di partager dans les réseaux sociaux ah nañu bàyyi xel Facebook Twitter Instagram
DTV live DTV live muy DTV officiel nag nit ñi dem ñu seetaan lii nga xamante ne moom la ñu leen jagleel bés ni ki tey nag tàmbale na waaye nañ jàpp ne ce sera durant toute la semaine du lundi au samedi de 18h à 19h45 ñu am yéen waxtaan ak yéen waxtaan bu yaatu ñu ngi ci weerum koor dégg nga ngëneel yi nga xamante ne commencé nañ ko cof pour waxtaanee ko waaye ana lan bu ñu duggee ci koor ana lan ngay njëkk yëg bi yow ban yëg-yëg ngay njëkk am bu ñu ne dugg nañ ci weerum koor yow Mohamed doo kët doo oustaz waaye jullit nga yëg-yëg bi lan la. waaw yëg-yëg bi mooy bi ma wax sànq rek mooy sant ak ngërëm suñu borom mooy ni nga ko waxee rek que ni tey am ñoo xam fekkewuñu ko yow yàlla dogal nga fekke ko war cee def nag dugg ci ak fulla ak fayda ndax dañ naan promotion ci téléphone tey ñi ne 400%. boo dugalee 1000 francs avec les différents opérateurs. voilà très bien tey je pense que man weeru koor philosophie bi ma ci am mooy mois de promotion la promotion pourquoi mooy dafa bëri ay ngëneel yooyu yëpp mu wax nag li ko war mooy nga préparer sa bopp mystiquement préparer sa yaram nga purifier wu carrément dellu ci suñu borom donte mosoo fa jógee waaye nga gën a yokkaat li nga doon def. donc weeru koor. mooy li xale yi naan dolli cere dolli ñeex. dolli ñeex. ba pare nag lekk lépp. lekk ba suur maanaam dañu war a nand suñuy pas-pas leeralaat ko ci jikko yu baax waaye tamit ci ay enseignement yi oustaz Mohamed indiwaat nafar la mooy que ni fa zakkir xam nga tey gine nañu mooy que ni ñun am na fu ñu doon yem tey am na fu ñu war a yegg te ni mu ko waxee noonu la amee ci lekk ci leneen ak leneen ci ay ngëneel yoo xamante ni ci diine tegal na la donc ñun dañ naan buñ ci duggee dañ ciy dugg ak mbégte ak contentement ak sant ak ngërëm waaye di ci am tiitaange mooy di bàyyi suñu borom bàyyi suñu xel goo xamante ni dinañ ne lépp luñ ci fas yéenee def yàlla nekk yiw et que yiw boobu ñu ci fas yéenee def tamit yàlla na ko suñu borom boole ñu ko ñun ñëpp ak suñu mbooloom jullit ndax tey nit ki booy ñaanal sa bopp da ngay ñaanal Nicolas bi nga dendal ndax Nicolas bi nga dendal bu amee yiw am jàmm yow tamit nga am yiw am jàmm donte bokkoo leen fa ngeen dëkk sax yéen a bokk fa ngeen di liggéey tey bu Nicolas amee succès yow da ngay am succès ndax da nga ciy gis sa bopp donc weeru koor bi daal ñu ngi ñaan yàlla gën a yeesalaat suñu xol ak suñuy jikko ba luñ fi ñaan rek yàlla fulal ñu ko mu nekk ngëneel ci suñu biir ak suñuy njaboot ak mboolemu jullit ci àdduna bi. naka ngay gàttanduwee koor yow. man dama ko daan gàttanu comme ni ko ñëpp di gàttandoo bu ñëwee moom dañ koy woor ak fair play xam nga sportif la ñun les sportifs dañ naan ni ko oustaz di waxee suñuy weer lay nekk ndax da ngay gis ni su weeru koor ñëwee ci résultat xam naa dinañ ci dugg ci wàllu sport les meilleurs résultats yaa ngi koy obtenir ci wàllu ci weeru koor que ce soit muy ci sa wàllu wérgu yaram sa tàggat sa yaram ma nee naa weeru koor ba weeru koor laay am objectif ci entraînement parce que ci laa koy atteindre keneen ak keneen ci suñuy client aussi ñoom ci weeru koor lañ koy atteindre ndax ay secret yoo xamante ni ci cadre mystique mais aussi ci sa vie sociale daf ko cee def ci sa éducation ak ni mu lay tàggate day dem au-delà day nekk ci dimension spirituelle. très bien tey ci sa wérgu yaram da ngay gis weeru koor da nga ciy profité ba tey da nga koy atteindre ñi def médecine xam nañ ko ci sa tey li nga naan yendoo di lekk di naan machine bi di tourner mais c'est l'occasion ci weeru koor muy am benn pause boo xam ne sa yaram lépp da koy nettoyer de telle sorte que boo dogee am nga loo war a jëfandikoo loolu feebar yu bëri ci weeru koor daf koy dindi ñi am excès de poids ñu baal ma excès de poids affaire de graisse ak ci weeru koor li nga ci mën a am ci résultat boo ci liggéeyee benn ni mu la koy fay ci tuyaaba ci wàllu activité physique boo ci liggéeyee benn da la koy fulal du defal la ko 10 donc weeru koor bëri na ñi nga xamante ne bu ñuy dog moom defe naa ne pâtisserie bi wala boulangerie bi yëpp la ñuy woo seen kër ci ay mélange ak yooyu dégg naa njóobeen loolu mooy ndogu njaayeen doy na waar mais daal Nicolas li ma ci mën a wax rek mooy que ni oustaz moom dafa tënk lépp ñun en tant que sportif tamit dañ ci gis suñu bopp très bien dañ ci profito jaam ci yàlla lu maximum loo xamante ni yaakaar nañu mënuñu ko ñu gën a redoubler d'effort ndax aussi waaw góoru yor la ñu nekk rek waaw góor la chaque fois dañuy tendre vers la perfection chaque fois ñu ngi bëgg egg fu sori bu ñu fa eggee dem dañuy gën a bëgg di dem mooy ki nga fekk ci tool bi 10 heures jot rek nga ne ko waaw góoru yor la
waaye des na nag ndaw des na xambin ci kanam nga gën a yokk kattan yokk doole ak taxawaay def ci am solo moom dinañu ànd ak moom ci semaine bi am nga ci ay bés waaw ñetti fan wala ñeent am naa ci bés am naa ci bés de ñaata bés am naa ci ñett ba ñaar de ñett de du ñaar de baax amul ci ñaar am na ci ñetti bés yoo xamante ne incha allah CAT la wax muy conduite à tenir conduite à tenir nag moom dina leen ko gën a yaatalal tey nii incha allah ci deuxième partie bi parce que xam nañ ne 18h 19h am na journal buy ñëw 19h mu nekk journal wolof mais bu ñu fa jógee bu journal bi jeexee rek dañuy dellu si waat sur le plateau mu def ko nag ñu mën a bokkandoo dogandoo sur li nga xamante ne moom la ñuy bokk incha allah bu neexee yàlla mais moom am na ci pàcc bu am solo boo xamante ne dina ko ciy ñëw di ko ci présenté muy conduite à tenir pour tous les sportifs ñëpp ñi nga xamante ne dañuy woor ba pare bëgg di defaale sport en même temps n'est-ce pas du noonu. waaw noonu la ndax boo xoolee weeru koor bi xam nga dañuy dem ci naafila yeeg yooyu yëpp mais dañuy gis bu ñu jógee ci naafila yi mbedd mi boo rombee da ngay gis ku nekk day daw mu selaw ku nekk ñëpp a ngi entraîné bon ñu ci bëri tamit comme ni ko oustaz waxee rek yenn faale ni je pense que bu ñu dóoree dóor yow jàng nga sant Dieng jéega sant donc ñoom donc yow sama dañuy bëgg bu ñu jotee sama waa kër maam lay song yow nga song sama kër yaay gis nga faale ak ñangeen yeeg ndóoyeen Sénégal ak ngooga gis nga donc ñoom dañuy bëgg suñu dogee rek dem defi sport pour après ñu ñëwaat mën a digérer mën a jëlaat defaat ci xéwal yeeg yooyu mais tamit dafay baax journée bi yëpp bu sa yaram bi taylee wala nga sonn boo jëlee tuuti yëfu faaleen ba pare grignoter tuuti après boo jëlee sa collation dem def tàggat yaram te jengeen bi mooy wax waxu grignoter kon faaleen ni moom seen yoon nekk kon gis nga bàyyil faaleen ni oustaz mu nekk lu am solo parce que léegi nii incha allah dinañ dem ci journal bi mais dina am loo xamante ne mën nañ ci waxtaan mu di nit bu wóor ba ngoon tey ci diggante nga julli fajar ba noppi di utali ngoon bi pour dog fan la ay ngëneel nekk ngir nit parce que xam naa ne koor gi moom boo xasee ba ne fas am naa yéene koor rek yaa ngi ci ngëneel yi ba heure dog jot mais du ñàkk dina am ay points yoo xamante ne doomu aadama bi war na cee gën a bàyyi xel pour mu bañ a yàq kooram pour mu bañ a yàq yéene. effectivement lu am solo la nga laajte parce que li tax mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu lancé dafa def benn alerte moo di ne rubba saimin laysa lahu min sawmihi illa al juu wal atas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bëri na ku woor koo xamante ne ameewul ci wooram bi lu dul xiif ak mar loolu mooy importance su question bi nga xamante ne posé nga ko pour nit ñi xam ne ndekete du xiifal sa bopp maral sa bopp rek mooy tax nit ki am li nga xamante ne moom mooy koor kon am na yeneen yoo xamante ne mën na ci nit ki mën na ci amee ngëneel la ngëneel bi moo di ne ci bëccëgu koor moo di ne fexe ba lépp loo xamante ne mooy sofaan lépp loo xamante ne mooy sofaan fexeel ba yow bul ci nekk parce que lan moo tax li la koy wan moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni wax ne seytaane bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo lay motiver ci lu bon yàlla da koo chaîner te koo tënk kon bu boobaa yow fexeel ba lépp loo xamante ne mbiru caaxaan la fexeel ba mu nekk loo xamante ne looy sori la beneen bi moo di ne loo mën exploiter sa bëccëgu koor ci wàllu jaamuk yàlla fexeel ngay jàng alquran wala nga am jotaayuk li nga xamante ne moom mooy alquran même bul wax ni mënuma lire parce que am na ay application yoo xamante ne ñu ngi fi yoo xamante ne nit ki bu ko ubbee dañoo transcrire li nga xamante ne moom mooy verset yi di nga mën a lire li nga xamante ne moom mooy alquran ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne iqra'ul qur'ana tujaru jàng leen alquran yàlla fay leen jàng leen alquran yàlla fay leen benn araf bu nekk yàlla di la ci fay fukk mu mel ni que ne dafa am koo xamante ne dane ko mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man feruma ijji mënuma liir yonent bi ne même kooku barkay alquran da koy yóbbaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki maîtriser alquran di ko jàng mu neex kooku yàlla da koy booleeg malaaka yi bi maanaam buy jàng malaaka yi day ànd ak moom te loolu feeñ na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay joo xamante ne da doon naafila guddi yàlla mayoon ko alquran bu neex muy jàng bi muy jàng alquran bi dafa neex ba malaaka yi wàcc di sëpp si suuf fasam moo tax mu xam ne malaaka yi ñuy ñëw parce que fas ñaari mala la yàlla may ñuy gis malaaka muy fas ak ginaar fas ak ginaar waaw moo tax ginaar bu sabee
moment wu nangu ñaan la c'est-à-dire boo déggee ginaar sab ñaanal yàlla soo déggee fas ngexal ñaanal yàlla parce que ñoom ñaar ñooy gis li nga xamante ne mooy malaaka léegi waa ji bi muy jàng alxuraan bi neex malaaka yi tungoom sani la ngaamonte di déglu si alxuraan bi fasam bi comme que day gis malaaka yi fas bi gis leen malaaka dafa raglu fas bi di ngexal di yuuxu fekk ne doomam mu ngi tëdd ci watu fas bi waa ji dagg alxuraan bi dem di xool doom ji fas bi arrêté bi mu xëyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko cey boo continuer woon fajar bi bu doon xar rek nit ñi dañuy yeewu gis malaaka yi nit ñi jokkalante ci kaw kon ki mën alxuraan di ko jàng kooku day ànd ak malaaka yi mais nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xamante ne nag alxuraan bi mënu ko buy jàng par exemple bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil di yatata'u fii nga xam ne dafay dagg kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku yàlla ñaari yool la koy jox dina ko jox yooluk jàng alxuraan ba pare jox ko coono gi nga xamante ne moom lay jàng wante buy jàng alxuraan kon loolu beneen ngëneel la boo xamante ne nit ki mën na ko passé ci li nga xamante ne moom mooy journée ak tudd yàlla subhanahu wa taala boole kook li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ci tënk rek mooy fexeel ba lépp loo xamante ne lu baax la dee ci sax lépp loo xamante ne cosaan la dee ko moytu sànq maa ngi wax ci benn kii nii di wax ne par exemple la jeunesse da ngay gis ñoo xamante ne seen journée ci weeru koor ci seetaan ay film ak yooyu lañ koy passé et pourtant ci ngiiru imam Malik léeg-léeg am na séquence yoo xamante ne dafay génn ci film nit ki di ko xool góor bi nga xamante ne day lekk xorom ak yooyu di ko xool am na luy tubayam di xumbee di yëngatu bu boobaa ndox moomu bu génnee dafay yàq li nga xamante ne moom mooy kooram parce que ci ngiiruk imam Malik li nga xamante ne moom mooy madi mooy ndox moomu nga xamante ne dafa laser te léeg-léeg bu fekkente ne góor mu seetaan pas sperme sax mooy bu nit di foon jigéen ndox moomu di génn ndox boobu ci ngiiruk imam Malik day yàq koor déedéet wallahi dafay yàqu koor kon la jeunesse war na ñoo xam loolu waaw kon xam nga daaw amoon na fi ay tendance yu fi génnoon ay tendance ay cheveux naturels ay tendance ay mun nga yeewu comme samedi nii ak sa soxna nga xawal jaxasoog moom yooyu kon yooyu wéru parce que tey ñoo ngi naan wax ne wér na xam nga parce que yooyu noonu yëpp mën na indi ndox boobu noonu suñu yaay Aïcha radiyallahu anha dafay wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa saa'im wa kaana amlakukum li irabihi loolu la suñu yaay Aïcha te c'est-à-dire ñenn ñi dañuy indi hadis bi fàtte complément bi suñu yaay Aïcha radiyallahu anhu moo nettali hadis bi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na foon soxnaam fekk ne mu ngi woor mais moo leen gënoon a mën a téye boppam répété li nga wax suñu Aïcha radiyallahu anha dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na foon jabaram fekk mu ngi woor mais moo leen gënoon a mën a téye boppam d'accord soo gisee loolu yëpp ci maanu la soo gisee yenn boroom xam-xam yi di sib nit ki woor c'est-à-dire mbir mën na dagan ñu ne la dañ ko sib ngir fa mu lay yóbbee xam nga un nouveau marié boo xamante ne macha allah mu ngi marié 2 mois avant koor gi wala li ñu naan fraîchement kooku bu fekkente ne mu ngay fóon soxnaam tubayam dafay tooy ñu kii ko tubayam dafay tooy wala sax nit ki nga xamante ne mën na bañ a nekk li nga xam ne mooy nouveau marié yàlla boole kook soxna soo xamante ne da koo bëgg soxna soo xamante ne da koy yóbbu foofu ak foofu kookee bu fekkente ne mu ngi ànd ak soxnaam boo moytuwul mën na am luy jóge ci moom yàq li nga xamante ne moom mooy kooram kon yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la ci bëccëgu koor très bien nañu moytu li yàlla tere sax ci li yàlla santaane loolu moo ñuy sàmmal sunu ko macha allah léegi nag dañuy ànd ak Aïda Mbène Niass moom mi nga xamante ne moom moo war a def xibaaru mbarax yi Aïda Mbène mu ngi ci studio 3 donc dañuy jokkoo ak moom ngir mu waajal boppam ci li nga xamante ne moom mooy xibaar bu xibaar yi jeexee ba noppi nag bu leen zappe dañuy continuer jotaay bi ndax xam ngeen ne dañ leen di gunge ci weerum koor ba ñu dog ba noppi dogandoo ak yéen sur le plateau ànd ak oustaz Mohamed waaye ànd ak tamit coach Pape ngir ngeen xool nu ñuy dogee ñun ak partenaires yi ñu ci àndal parce que am na solo partenaires yi ñëw dolleeku si ci nii nga xamante ne noonu la DTV war a dogee du lundi au samedi sur la magie de la télé donc Aïda Mbène maa ngi lay ziar naka yi tey Aïda Mbène déwénati waay fekkee déwén Nicolas baal maa xawaay baal naa la baal naa la yàlla ñu yàlla boole baal ñu fekkee ay déwén yu bëri amiin waay ñu yàlla nangu suñu koor amiin te defal ñu tawféex bu ànd ak taysiir amiin yaa rabbi yàlla nañ ko yàlla defal waaw kon bismillah ma bàyyi la nga attaqué rek ak xibaaru mbarax yi
waaw dama lay jukkil li ci gën a fës rek wëyandi après faram fàcce ko. waaw li ci gën a fës kon xibaar yi kon dañuy rek daal di door niki niñ ko junjee ak la nga xamante ni moom moo ci gën a fës kon moo ci rek daal di bokk la nga xamante ni comme moo di Nicolas xi gën a fës ci xibaar yi moo di rek université bu Dakar ak la nga xamante ni moom moo di la nga xam ni kon grève la bu ñetti fan yoo xamante ni kon ñi nga xamante ni waa SAES sumb nañ ko waaye ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar daanaka jàngalekat yi topp ñu ko ndax daanaka ca ñi ci ëpp daal doyu leen ci boobule jamono yéen ci ay ndongo nag di daal di sàkku ñu dugal leen ci master bi nga xamante ni ba nga ni si ñu ngi xaar gisuñu ci la leen ca doy danañ wax itam ci wàllum politique ci rapport wala bokk dàqum élection yi nga xamante ni moom lañ doon xaarandi FNR daal di fi mu nekk nii gën a defar taxawaayam ñoom la ñu rek daal di bëgg moo di fi mu nekk nii daal ñu gën a daal di topp lu jëm ca calendrier ba lu ko mooy ñoom sax dinañ daal di wane seen bopp ñoom la ñu bëgg moo di lépp lu tukkee kon ci waxtaan ñuy def ñu daal di koy jëmmal ngir ñu gën a amal ci nu mu gën a teelee yooyu les élections daanu ko faram fàcce waaye itam daanu wax ci li nga xamante ni moom moo di section de recherche bu Colobane ak kon njiit lu yees yi nga xamante ni am na ko moom moo di Alioune Ndiaye nekk koo xamante ni nag ku farlu la ci liggéey moom nag tey ji sunu ndaw mi nga xamante ni moo di Oumar Thiam dafa rek daal di jugtee ngir xamale ñu ak moom yi ak yeneen i ponk ci xibaar yi lay doon ñu daal di koy faram fàcce bu bàkk bi daanoo. SAES daal di sumb ci ab grève ñetti fan yoo xamante ni duñu fas yéene fas xànc ak morom ma waaye nag boobule kon grève dafa mel ni ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nañ ko fa war a toppee kon topp ñu ko fa loolu nag kon la ko waral ñoom sax seen boobule grève moo di la nguur gi ba tey ji nag nanguwul topp lu jëm ca la ñu def ci xaati moom déggoo loolu nag tax fi mu nekk nii daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di étudiants yi ñaawlu bu baax loolee nga xamante ni sumb nañ ci di lompoñ loo seen njàng mi le ñu teewlu ci yaatal yi ak Abdoulaye Wadianga Cheikh Ndiaye Sadji. yëngu-yëngu daanaka respecté wuñu ko bu baax a baax foofule ca daara bu kawe bi di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru loolu la ñu nemmeeku ca faculté des sciences juridiques et politiques file ndongo yi jàng nañu ñoom nag teewul rafetluñu grève bi nguuru Sénégal moo waral yile yëngu-yëngu buñ sukkandikoo ci bile étudiant moom jàpp na ni nguur gi dafa war a sàmmonteeg dige yi nga xam ne dig na ko jàngalekat yi njàng mi nekk na secteur bu am solo ci wàllum développement réew moo waral ba war nañ ci dugal koppar yu am solo syndicat bu ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi dañoo daal di tàmbali ñetti fanu grève ngir rek fexe ba nguur gi mën a sàmmonteeg accord yi nga xam ne xaatimoon nañ ko. Abdoulaye Wadianga fekk boobee jàngmanoon ndongo yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar réew ñoom itam nekk ca boori kon science juridique politique lanu bëgg moo di seen section kon master 1 bi ñu daal di koy jëmmal te jox leen la leen ci moom ngir ñu mën koy door ginnaaw ay weer a ngi nii nag fi mu nekk nii ñuy ci daw loolu nag la ñu wax ni moom moo ko waral jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci jàng bu kawe bi dafa fullaalul jëmlee ci laaj yi nga xamante ni jëmlee nañ ko ñoom nee nañ nag mooy ñu benn yoon sax daal di lompoñ loo jàng beeg jàng li mi fi kon dikku ñu indi saafara ci seenu bëgg-bëgg ñu teewlu ci yaatal yeeg kii di Fatou Mbow ak Cheikh Ndiaye Sadji. kanamu faculté lañu daal di wane seenum naqar ak sëngeem ci ñàkk biñ leen ñàkk sélectionné jëmale ko ci master 1 étudiants yi nekk ci faculté des sciences juridiques ak politique daal di wax déedéet ci injustice biñ leen di teg naka noonu nag di joxoñ baaraamu tuuma jëwriñ bu ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ci noonu ñu daal di qualifié bile acte lii di génocide éducatif. Cheikh Oumar Anne génn moom keroog wala assesseur bi wala yeneen faculté yi wax ne dañuy suspendre master bi waaw kon léegi xanaa kon Macky Sall Cheikh Oumar Anne ñëwul wala kon Macky Sall mu ngi lay yàqal bi mooy que tey jii nii ñun ay étudiants lañu jàng ba heure bi licence fac droit amul benn njariñ moo kër ñoo yem donc tey jii nii master 2 bi wala master bi war a commencer pour dem liggéey donc ñun tey dañuy wax déedéet li ñuy laaj ñun ñoo ko moom ñun dama ne dañoo bëgg sélection master bi am ci nu mu gën a gaawee. ci situation bi nga xamante ne yàgg na loolu bu ñu sukkandekoo ci seen i kàddu yi la étudiant nat daal di dànkaafu rax ci dolli di sàkku ci autorité étatique yi ñu daal di saafara seen i jafe-jafe. waaw ñun ban tijjee ba léegi jànguñu mën naa wax ne ñu ngi ci te loolu du yoon donc Macky Sall comme ni ngaa yónnee woon ci ñun nga ñuy xaar donc xaarandi boobu noonu waxal ak sa ministre Cheikh Oumar Anne aussi na wax ak ñi nga xamante ne nii
ñoo war ak faculté yi. ay mbir yu ñu war a def li ci commencé mooy administration facturale yi ñu commencé ak ñoom wax na leen ne carrément su fekkee ne lii ni amul seen biir ñëw dinañ génne étudiants yi kenn du jàng. yile étudiant yu fare ca faculté des sciences juridiques ak politique nat taxaw nañ tem ngir mën a woyal seeni xeex ci buñ leen sélectionné wul lii di master 1 bi ñuy def ci noonu ñuy dànkaafu nat nguurub Sénégal ne dinañ dakkal bépp jàng buy am ci yooyu le faculté ci situation bu ni mel ñuy sàkku ci bonne volonté yi ñuy ñëw jàppale leen ngir ñu mën a woyal bile xeex. boobule jamono ci wàllum politique Fatou Mbow front de résistance nationale ñooy gën a rek daal di itam wéy di ŋàññi la nga xamante ni jëm na ci nañu dàkkee élection yi ñoom lañu wax nag nguur gi moo daal di tànn yoon wu dëng ngir rek daal di indi ab labaj ci li nga xamante ni kon ñu ngi ko rek daal di sàkku jëmlee ci yooyu la élection ñu ne nag fi ñu taxawoon jóguñu fa te lañu bëgg moo di ñu taxawal ab kuréel boo xamante ni dinañ ci mën a jokkalante ngir rek mën a daal di am la nga xamante ni kon na njeexintal lu gën la jëm ci yooyu la élection ñu teewlu yaatal ndaje ba ñu defoon tey ak taskatu xibaar yi ak Souley Fatou Ndaw ñi le bokk ci front de résistance nationale juguñu benn yoon ci fi ñu taxaw moo di rekk ñu amal élection locale yi ci weeru décembre ci at mi ñu nekk ñoom ñi nag di indi rekk firnde yi nga xamante ni nag mooy daal di dëggal nag seen kàddu yooyee. ñun nag xool nañ ko xoolaat ko administration dellu na wax ñaar fukki fan yu mu si yokk mais ñun dañ ne ñaar fukki fan yooyu même bu ko si yokkee si ñetteel bi nga xam ne ni mooy revue du maanaam révision exceptionnelle ba tey dafay nekk juróom-ñetti weer ak fukki fan ak juróom ndax xam nga fële dañu waxoon ni bu mujj bi ñetti weer mais dañ ni 80 à 85 jours donc mën nañ fa am juróomi fan yooyu boo ko dindee si ñaar fukki fan yi fukki fan ak juróom lay nekk donc day nekk juróom-ñetti weer ak fukki fan ak juróom même bu ñu teniree compte si li nga xam ne ni moom la administration wax te bu boobaa comme ni ko société civile waxee élection yi mën nañ koo def le 19 décembre 2021. bile front nag am na yaqiin ne rek jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel ci jamono jii du kenn rek ku dul Macky Sall ak ñi mu àndal li lu mel nag moo waral rek ñoom ñi nag ñuy dànkaafu. front de résistance M2D coalition Jotna CRD ñëpp société civile lanceur d'alerte ñëpp d'accord nañ ni. loolu duñ ko bàyyi te incha allah danañu taxaw pour que Macky Sall organise élection yi en décembre 2021 te fas yéene si dellu gannaaw. front de résistance nationale nag parew ñu nag benn yoon daal di bàyyi xeex bi xanaa rek ñu am ci ndam li nu mel nag moo daal di waral ñu fas yéene rek daal di teg ab mécanisme de concertation ak de coordination des luttes démocratiques et sociales ngir rek daal di wéyandil xeex bi ñu daal di chartonteeg lii di calendrier électoral bi. ba tey ci wàllum politique ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall moom jël na yoonam ngir daal di jëmmal boppam waaye la mu ca jugtee moo di rek ñaawlu bu baax anam bi nga xamante ni moom la njiitu réew mi Macky Sall daal di yoree réew mi diirub ba mu fi rek daal di toogee bu ñu sukkandikoo nag si ñi seen xel màcc jëmle ci wàllu politique ku ci mel ni kuy di Pape Diogaye Faye daanaka yoon ba mu jël mun nañ koo rek daal di nangul kookee di Khalifa Sall waaye ci boori kii nga xamante ni moom moo di kon Ibrahima Bakhoum Khalifa Sall fi mu nekk nii doon nekkatul kon koo xamante ni dafa war a xaar rek yépp yemb ngir mu daal di addu kon itam nangul na ko li nga xamante ni moom mooy doxalinam ñu teewlu ci gëstu ko de Njaay gënam bu mujj Khalifa Ababacar Sall dina attaqué nguuru président Macky Sall Khalifa Ababacar Sall xam li ni sénégalais yi sonn nañ ci nguuru président Macky Sall discours bu ni mel naka lañ ko mën a jàngatee journaliste bile di Pape Diogaye Faye xam li ni loolee kot moo mën a tax Khalifa Ababacar Sall mën a am existence ci wàllu langue politique bi. noppeem nga tekkaaralam gi dafa dem ba di ko jural loo xam ne lii daanaka suul nañ ko politiquement. te ñu gis phénomène Sonko commencé jóg ak aussi benn opposition générationnelle ay jeunes yoo xam ne bokkuñ ci benn parti politique jóg aujourd'hui mener le combat tout simplement parce que amatuñu confiance ci politique yi donc mu xam ne nii bu ko continuer ak noppiwaayam bi bon dañ koy daal di suul mu daal di jël nag le langage mu daal di jël langage yu jeunesse boobu utiliser ko voilà daal di kii bu njëkk Barth lañ xamee woon loolu mais fi mu toll nii jël na langage yu Barthélemy. naataangoom bile di Ibrahima Bakhoum itam xamle lu ni mel jàngalekat bile ci wàllu tasam xibaar xamle ni Khalifa Ababacar Sall bëggul bàyyee mbir mi Ousmane Sonko ak ñeneen ñu mel ni moom ci opposition bi. fi ñu tollagum nii xam ne daal di fi
menam Ousmane Sonko moo fi gën a feeñ ne bokkul ne moom rek moo fi feeñ am na ñoo xam ne niñ feeñee bokkul mais menam Ousmane Sonko rek moom moo fi gën a feeñ léegi nag ñaari affaire boobu mën am benn mu jàpp ne Ousmane Sonko mii ñoom ñaar am nañ lu muy def donc bu kii xëccee fii gii xëcc fii nañ mus a daje bu ñu dajee muy nekk lu leen di may doole loolu mën na nekk nga xam ne ji du bàyyi kenn rek muy wax te mooy bu fekkee kenn rek ay wax wala boog bu kenn koy wax ñeneen ñi di ko jàppale fee te moom mu toog mun na am ëllëg si biir tamit bu amee kuy ñàkk moom mu bokk ci ñàkk. Khalifa Ababacar Sall ab amnistie cote moo mën a tax mu bokk ci élection présidentielle bu 2024 discours bu ni mel ndax dana yombal lu ni mel. mais politique dara duñ ko maye donc su bëggee amnistie daf koy xeex duñ ko négocier da koy xeex il l'a compris léegi comprendre na ko donc looloo tax mu bëgg xeex amnistie yoom bëgg xeex ay liberté am dafa sonn xam nga fii Sénégal dañuy ñëw naan lay nañu masla nañu naxante nañu def nii seeti woon naa diw waxtaan nañu yow teeyal toogal nangam ak nangam surtout aussi voilà am na kilifa yoo xam ne ñoom jàmm rek la ñuy bëgg dox parce que loolu lañ xam aussi. bu tiitalee nguur gi ba nguur gi ne kii kat am na lu mu tekki ci Ndakaaru jaay gii comme am na lu mu fi tekki ñun lañu waxtaan ak moom mais loolu tamit mun na nekk ne muy waxtaan ak moom mu def ko à la Idrissa Seck façon boobu wala bañ a waxtaan ak moom waaye bu boobaa amnistie bi ndax nañu wala duñu xaw ma ci dara mais daal lu ci mën di xam daal Khalifa daal mënatul toog rek ne teg di xaar ñi ma waroon seet na leen ñi ma waroon nuyu na leen léegi nag jamono waxtaan wax ji moo des bu wax waxam. sunu interlocuteurs yi yokk ci ni faw nag leader politique yi gën a àddu ci jafe-jafe askan wi bañ rek di yem ci discours politique. rarement ñoom la ñuy wax préoccupation population yi ay élection la ñuy wax ay mandat ay nangam ak nangam du ñu wax ci gerte gi du ñu wax ci diwlin bi du ñu wax ci chômage yu jeunes yi maanaam préoccupation population yi duñ ci wax looloo tax nag jeunesse bi opposition boobu ma lay wax gën a am doole sax politique yi parce que les politiques en réalité ñoom seeni intérêt képp fi mu toll nii ñu nga ca local ya fichier yeeg nangam dundinu askan weeg nangam ak naa c'est pas leur problème. gannaaw ay weer yoo xamante ne nii ab tekkaaral lañ ko xamaloon Khalifa Ababacar Sall génn ci tekkaaral boobee sunu interlocuteurs yi xam ni Khalifa Ababacar Sall nekkul ku bees ci langu politique bi te nag contexte bi moom moo ko laaj te loolee moom xam na ko bu baax. ki fi doonoon na njiitu gendarmerie bu conk moom la ñu tabb kon mu di rek chef d'escadron bu section bu recherche bu Colobane moom mi nga xamante ni kon moo di kon Aliou Ndiaye moo rek daal di wuutu ki nga xamante ni moom moo di Alioune Meng nekkoon nag enquêteur bu gën a mag gën a xarañ itam ci enquêteurs yi foofee moom nag fi mu nekk nii daal ñu ngi sax nag daal di waajal la nga xamante ni moo di joxante lenga ya altine bi ñu dëkkmal suñu ndaw bi di Oumar Thiam dikkaate ngir xam leen ñu ak kan mooy Alioune Ndiaye ñu teewlu li nga xamante ni moo di nataal ba mu ca def. bu recherche bu gendarmerie bu Colobane ñàkk na kenn ku gën a xarañ ci enquêteur mi muy wuyoo commandant Abdou Mbeng mu doon ki nga xamante ne dañ ko doon faral di dénk enquête yu gënoon a am solo mën nañ cee lim bu député Foussaire Bougazeli cas bi gënoon a fës ci fan yi ñu jàll Ousmane Sonko Adji Sarr mën nañ cee boole tamit yàq yi ñu yàqu journal Les Échos te sax mu andi ci ay leeral ci li nga xamante ne motul sax ab bés yii nag nekk ci mission yi nga xamante ne moom lañ ko dénk maanaam mission yoo xamante ne yu jafe la li ni mel moo tax ba ñu tabb ko mu doon lieutenant colonel maanaam moo jiite képp kuy gendarme fii ci Dakar tey jii nag keneen utu ko muy wuyoo capitaine Alioune Ndiaye moom mi nga xamante ne moo jiite woon gendarmerie bu Thiong kii nag ñoo ngi ko sas li nga xamante ne dafa xaw a diis utu ki fi jóge ci noonu nag moom la procureur de la république dénkoon pour mu déglu njiitu Pastef bi ñu ko doon toppee yee fitna bi leen note de service amaloon nañ ko ñaar fukki fan ci janvier bi ñu jàll wante mujj ñu ko mën a amal ndax affaire Ousmane Sonko bi nga xamante ni moo gësamoon réew mi léegi nag doon na li nga xamante ne fësal nañ ko te cérémonie bi nga xamante ne fa la war a wutoo commandant Abdou Mbeng dinañ ko amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi fële ca caserne Samba Jëri Diallo képp kuy defkatu ñaawteef war na bàyyi bu baax xel Alioune Ndiaye ndax ñu ko jege ñoo ngi xamle ni moom ak ki mu wutu dara wutewu leen.
ci politique yi ñu tekk ngir ñongal nekkinu askan wi moo waral seenub lëkkaloo muy ñaari ministère bi di ministre bu ñu dénk collectivité territoriale ak bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum urbanisme ñu dem nag daal di sumb ci liggéey boo xamante ne ngir rek daal di seetal yenn ci ay gox yoo xamante ni ak i gox goxaat yi nekk fi ci réew mi doon nag prox ndoll bi ñu rek daal cay lëkkaleeg kuréel gii di UCG ñoom ñi nga xamante ni ñooy seetal mbeddu réew mi ñu teewlu ci yaatalu boobu leen ndaje ak Abdoulaye Diack. ñu dénk wàllu gox-goxaat yi lëkkaloo ak jëwlin bi ñu dénk wàllu cet gi ak lépp lu jëm ci wàllu tabax fas yéene liggéey ngir Sénégal bu set wecci waaye itam Sénégal bu nekk am sa dëkkuwaay bu mucc ayib. suñu ñaari ministères yooyu war nañu léeg-léeg ñu toog waxtaan ngir weccoonte xalaat ndax dafa am lu bari lu ñu lëkkale laal nañu affaire u cet gi affaire u mbalit bi nga xam ne du fait du code des collectivités territoriales loolu communes yi ñoo ko yor. pour gi ci décision président Macky Sall daf leen ci jàppale bu baax créé li nga xam ne mooy UCG nga xam ni mooy bale suñu dëkk yi gis ngeen ko muy def liggéey bu rafet. maire yi nga xam ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi dinañ gën a dugal seen loxo ci wàllu woowu. ngir lu soxal wàllu mbalit bi njiital bokk moomeel yi di jànkoonteel ay jafe-jafe yu jëm ci wàllu jumtukaay yi loolu waral ba nguurug Sénégal fas yéene tëggaat UCG ci beneen anam. ci loolu waxtaane nañ ci Sénégal zéro déchet naka la ñuy def ba cet bi law ci Sénégal yëpp mu nekk mu bañ a nekk rek benn boo xam ne dañ koy def ci benn dimanche après ñu fàtte ko beneen bi waxtaan nañ ko ci zéro bidonville ci composante bi gën a rëy mooy projet 100 000 logements maires yi ñoo war a jël en charge les déchets mais maires yi amuñ jumtukaay yëpp pour mën koo doxal moo tax le président xalaatoon ni UCG comme ni ko ministre Oumar Gueye fàttalee UCG bañ a yem rek ci Dakar président bëgg UCG ñëpp dem ci réew mi yëpp loolu tamit gis nañu ko commencé nañ ko sumb nañ ko malgré que moyens yi xaw a néew waaye président nañu bu leen yem foofu waxtaan leen ak ministère des collectivités territoriales waxtaan ak maire yi naka la ñuy xool ba ñu def une mutation du statut de l'UCG ñu dem ci benn société boo xam ne dañ koy tuddee sénégalaise de gestion des déchets. projet bu 100 000 logements bokk na itam ci li ñu doon waxtaane ci bile ndaje loolu waral ba jëwleen bi ñu dénk wàll bi daal di xam ne nguurug Sénégal jël na ay matukaayam ngir jégu logement bi jàppandi ci sénégalais bu nekk. projet 100 000 logements bi ni ma ko waxee sànq du commande publique donc ay promoteurs la ciy liggéey lëkkaloo ak état ne leen dama leen di jox suuf jox leen ay facilité ngeen tabax kër pour sénégalais yi te këru logement prix wu logement social bi bu mu dépassé 12 millions mu mel ni état dafa jël 8 millions teg ko ci poche bépp bénéficiaire. bi leen ndajee ñu amaloon ko ci wikkuloo loolu waral ba jëwleen yi ko teewee woon di xam leen ne seen bëgg-bëgg duwul dara lu dul jëmmal la càkkuteefu njiitu réew mi. jëwriñ gi ñu dénk wàllu cet ak cellal ci réew mi kon na di Abdoulaye Seydou Sow moom sax ma nga woon nag ca banlieue bu Dakar ngir rek daal di xool tolluwaay la nga xamante ni moo di campagne bi mu sumb ngir rek daal di setal kon gox yi nekk ci réew mi mu ne nag moom xelam dal na gannaaw bu mu gisee kon nit ñi nañu rek daal di kon taxawee waaye nag ku ci rek daal di toppul dicté yi jógee ca kon bokk moomeel ya moom nee na ay rëq ndigg kon du ñàkk ñu teewlu ay kàddoom ci micro bi xam seen ak Ibrahima Togola. VDN 3 xam ngeen ni dafa bëri population bi bëri ensuite moo am ay enjeux yu bëri enjeux environnementaux enjeux écologiques yooyu yëpp nag ci ñu ñëw fekk préfet ci département am ak maire yi fi nekk commencé par maire de la ville Aliou Sall ak maire yi nekk ci gox-goxaan yi fi nekk yëpp pour que ñu xool liggéey bi fan la toll liggéey bi dañ ko sumboon ba pare ñun dañu ñëw rek xool fan la toll gis nañu ñu ngi ci bu baax ma leen di encouragé surtout agent UCG yi gis naa ñoom ñëpp ñu am détermination ñu nekk ay xale yu jigéen ay xale yu góor ay maire nekk ci di liggéey bu dégg bëccëg pour que dëkk bi set waaye li ñu jàpp dëkk bi mën na set loolu mën nañu am ay jumtukaay président de la République mën na joxe ay ndigal préfet mën na taxaw di surveiller mais tant que maire yi mën nañ ci taxaw di surveiller mais tant que population yi jëlaluñ ko seen bopp def ko seen affaire bopp fii da ngay tabax suba mu yàquwaat fii da nga nettoyé suba mu yàquwaat moo tax ci xalaatu préfet aussi ñu jàpp ni war nañ mën a def réunion ak préfet ak maire yëpp dajeeg moom xalaat ni lan la ñuy def ba nga xam ni fi amoon mbalit ñu mën koo dindi mais aussi mbalit bañ fa amaat parce que place bi boo ko setalee te defoo fa dara du sotti moo tax ñu jox instruction UCG jox instruction aussi direction cadre bi ñu ñëw waxtaan ak ñu ñëpp ci nga xam ne lu ñuy sumb fii muy Sénégal zéro déchet te gis ngeen ñu Kaolack gis ngeen ñu Fatick gis ngeen ñu Kaffrine tey ñu ngi ci département de Guédiawaye gis ci boppam mais bu ñu jógee fii nga xam ne UCG dellu ci ay service am ou bien direction cadre bi dellu ay service am préfet dellu bureau
maire yi dellu seen bureau population yi mën koo surveiller seen bopp téyel ko seen bopp nga xam ne cet gi du pour ñun lañ ko defal pour askan wi lañ ko defal. askan wi tamit seen xel mën naa dal ndax bu ñu rek daal di sukkandikoo ci UNACOIS kon UNACOIS yeesal daanaka yokkute du am ci njëkk yi nga xamante ni jëm na ci la ñuy soxla ca biir waañ moom Alla Dieng moo ko rek daal di xamle jamono ba muy def ab doxu ba ne mais ku ca diwaanu Mbour ñu teewlu ay kàddoom ci micro suñu ndaw ba ñu fa teewal di Pape Mbax Faye. D'après les échanges. li ñu ci mën a jàpp moom mooy gannaaw bu ñu dégloo sax ab exposé bu Oumar Diallo mi nga xamante ni moom mooy directeur du commerce intérieur mënoonoo jàpp que ni marché bi fi mu toll nii ci jamono jile lépp mat na amul fenn foo xamante ni tiit nañ fa ni dina manquement am na ci yenn produits yu mel ni lii nga xamante ni moom mooy suukar ak meew yu mel noonu le mën naa leen garantir ni lu mu néew rek ñeent fukki fan ak juróom mën nañ cee am liñ fi yor fi mu toll nii ci marché bi le doy na sënkëm am na ci yoo xamante ni sax. mën nañoo dem ba ci 90 jours maanaam ñetti weer fenn rek la ñuy xalaate moom mooy jëm ci wàllum gaz ak yu mel noonu le te loolu le tey jëlee jël nañu matukaay yépp ba jafe-jafe benn du am ci wàllu woowulee li ma mën a leeral rek moom mooy léeg-léeg yenn jafe-jafe yi ñu war a mën a am moom mooy yenn spéculation yi nga xamante ni léeg-léeg mën na indi ci ay tension ci yenn produits yi mais lépp fi mu toll nii ci jamono ji lay xel dal na ci waajal nañu bu baax a baax li nga xam ne moom mooy koor gi waajal nañu sunu bopp ba dara du manqué waaye bu weesoo loolu xam ngeen ni état bu Sénégal mooy suñ partenaire bu njëkk looloo tax sunu liggéey dañ koy def en parfaite harmonie maanaam dañuy yëgoo ndax li ñuy wax wat gaal ak yëgoo dañuy yëgoo ak état du Sénégal. De la compétence régalienne du ministère de l'Intérieur. addu jëmle ci kon li nga xamante ni moo di ramadan gi ñu nekk di koor gi gis nañu nag ñu ci bëri ci jullit ñi dañuy rek defub séddoo waaye itam di jege seen mbokk jullit yi gi neen indi jàppandal ba ci kon jumaa yeeg jàkk yi day rek daal di fees dell waaye ci kon boori naafila gi waaye nag li ci rek tey wala nag laaj bi ci sampu ananes dañ mën a def kon ba sàlloo ak geste barrière yi di tax ñu mën a fàggandiku ci Covid 19 ñu ngi koy am tontu li ci reportage yu ma dikki sàll. koor gi dafay daje ak lii di mbasum coronavirus jàkk yi nag dafay fees lu nu mel moo waral Pape Mar di dellu si matukaay yi seen jàkk teg ngir moytu lawaay feebar bi. pour ku dugg nag jox la si yoon nga raxas loxo pare jox la masque port masque obligatoire la obligatoire. toogin bi yéen toog normalement ligne par ligne ba keroog bu jàkk yi fees bu feesee ras biti ku amul masque kii que saa soit biti nga julee biti bu amul masque si biti nga julee. waa ji di noddukat si juma HLM 1 di dëggal lu ni mel. loolu nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal fii ci période naafila bi mooy kenn ku su nekk ñi nga xam ñooy julli si li ñu leen njëkk a digal moo tax bu ñu noddee ba pare dañ leen wax ne leen képp kuy ñëw na nga indi sa jaaro bopp képp kuy ñëw na nga takk masque boo ñëwee liñ la xamante ne moom la ñi nga fekk ci biir jumaa ji wax ngay def moom ngay def. moom sax moo ñuy xamal ni jàkka yi daanaka weer koor rek lay fees. loolu moo jaaxal ñëpp. ndax mun naa wax ne chaque jour ñu ngi wax hayya ala salaa hayya ala falaa ñëw leen julli si jàkk yi woote yàlla bi mais lu ci ëpp mooy nit ñi duñ ñëw koor nag li mu doon koor nga xamante ne suñu boon defe ne man maa ko fayal sama bopp ñëpp dañuy daw uti mbooloo ba moo tax nit ñi kenn ku si nekk jigéen ñi sax duñ nangu toog seen kër yi ñëpp dañuy daw ut si mbooloo mi. muy weer bu sell koor nag dina tax nit yi di jàppalante ak dimbalante. waaw ma ngoog loolu moo doonoon poñ bu mujj liñ leen jagleeloon ci xibaaru marax yi xanaa dañuy jógee rek studio 2 delluwaat studio 1 kon jébbal antenne bi ki nga xamante ni kon moom moo di kii di rek Nicolas ak ñamu àndal kon ci plateau ba kon li nga xamante ni moom moo di programme bi day woy fii ci DTV la magie de la télé kooru jàmm ak ndogum jàmm wasalaam. bismillahi irrahmani irrahim dog jot na ci Dakar ak li ko wër allahumma laka sumt wa bika amant wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamt wa ma akhart allahu akbar allahu akbar
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة التي وعدتها إنك لا تخلف الميعاد. Kusedi di meew bi defar laliya di meew bi wóor moo leen di ñaanal kóoru jàmm. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa Sénico ñoo ngi leen di dalal fii ci madrasa alxaaji Ibrahima Seck en face Amadou Bari. Cheikh Diallo turam dëgg-dëgg nag ñu gën koo xamee ci Cheikh Wague ñëw na ci daara ji depuis 2016 daanaka ñaari at la fi am mokkal di ko sante yàlla loolu nag lu néew la xale am ko ci daara ñaari at daal di mokkal alxuraan lu néew la. maa ngi tudd Cheikh Diallo ñu gën maa xamee Cheikh Wague sama papa moo ngi tudd Jéeri Diallo sama yaay tudd Abi Wague maa ngi jàngee madrasa alxaaj Ibrahima Seck sama sëriñ ji daara moo ngi tudd sëriñ Mansour Waaxu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني
الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki Afrique bu ngeen déggee loolu xam ne xew-xew bu mag bi ñu doon séntu yegsi nañu musaabaqatu Sénico lil Qur'anil Karim muy grand prix Sénico bi nga xam ne dina ci ànd ak fédération bi ëmb mbooleem daaray alquran yi ci Sénégal bu ren bii nag nekk bu yéeme bu doy waar ndax ki ñu ko tuddee muy cheikh al islam alhaaji Ibrahima Niass mi nga xam ne léppam alquran la woon yàlla dimbale ko jagleel ko mbooleem doom ju ko yàlla jox muy góor ak jigéen mokkal nga alquranul karim ren incha allah bu ñu ndogoo ba pare ba naafila nit ñëpp nañu toog seen kër dinañ seetaan concours bi ci seeni télé incha allah concours bi nag mu ngi tàmbali le 15 avril incha allah ren nag ñi war a participer ci concours boobu
mat nañu 45 participants ñu jógee ci gox yépp ci réew mi. bés bu yàlla sàkk di ngeen am juróomi xale yoo xam ne dinañ jàng alquran àddina bi yëpp dégg leen noonu lañ koy jàppee ba le 23 le 24 ñu noppalu le 25 nekk final bi ren it Grand Prix Sénico dafa yokk loxoom. ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu jël premier dina am 20 millions yu manqué wul dara ak billet Makka ki jël deuxième dina am 10 millions ak juróom yu manqué wul dara ak billet Makka ki jël ñetteel bi dina am 10 millions yu manqué wul dara ak billet Makka. la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. weeru yéwén ak ndimbalante egsi na weeru sell egsi na si koor gi dinañu gën a boole xol yi nañu ànd muy mbokk ndogu ak suñuy mbokk sottante xalaat si li ñuy jëmale kanam wala sax nekkal fi ñuy soxla mbégte wu ñi nga xam ne soriente terewul seen xol yi di gën a jege saa su ne si seeni wóolore ndax nag loolu mooy jikko bi ànd ak koor ndimbalante bi am na solo kon nag nañu ànd si koor ànd si lépp. Orange. lii moom mooy Cheikh Ami moom moo ñëw tey indil ñu dog bi donc lundi mercredi ak vendredi dañuy ànd ak oustaz loo wax ci yëf yi ak suñu meew leader muy Laalia nga xamante ne am naa yaay bu tudd Laalia macha allah waaw Adama kaay taxawee nii Adama kaay taxawee nii Cheikh Ami nag mu nekk rue 13 foofu ca Sicap Jëppal Castor Derklé ci commune boobu la nekk ñëpp ràññee nañ ko xam nañ ko ñuy ñaanal suñu yaay ji Ami fa mu nekk gënal ko fu fa mu jógee suñu borom tas ko ci àjjana yi gën a kawe jéggal ko ay bàkkaaram te njaboot bi mu fi bàyyi njaboot bi am xolu muñ bu baax ak ñoom ñii parce que ci njabootam lañ bokk ñoom Adama mii yàgg liggéey ak moom Cheikh Ami ku ko xamoon ko ca Sicap Rue 10 en face cosaan ba tey mu nekk fële nga xamante ne mooy rue 13 foofu ca Jëppal Castor Derklé donc oustaz suñu dog bi de tey moom suñu dog bi gën naa am solo de ay pain chinois ay neem ay risol ay pizza yu ndaw yi oustaz lan nga ci wax macha allah baax na bismillah ndogu bi baax na ci njaayeen baax na ci njaayeen waaw baax na ci njaayeen dina leen tax a fàtteloo xiif gi ñu jotoon na xiif en même temps tamit sell na dëgg la neex na mucc na ayib comme ni ko coach waxee woon sànq nit ki bu wooree ba moment yi ni dafay laaj lekk goo xamante ne lekk gu am solo la daal bu sell xam naa ma bàyyi ko mu wax lan la ci faaleen yi wax waaw coach noo gisee dog bi ñu Cheikh Ami indi ak suñu meew Laalia waaw am na solo Nicolas ndax moment bi dafa nekk moment bu am solo waaw ndax da nga toog toute une journée lekkoo naanoo donc boo jógee war a lekk rek war na am teggin ak conduite boo xamante ni moom nga koy defee te nag lekk bu sell aussi daf ci am solo comme li nga xamante ni moom lañ ñu indil Cheikh Ami mu nekk lu am solo ñu gis ni plat bi c'est riche et que soo ko jëlee mën nañ ko déguster parce que dañ ne collation ngay jël doo jeté wu boo xasee ba dog rek waroo plongé wu ci lekk gi mel ni da ngay reer donc da ngay ñëw déguster naan te lekk bi diisul mu ngi léger voilà te mi ngi léger ay petit pizza la ay neem waaw ay pain chinois effectivement ay risol voilà mais ak surtout salade bi ak mini pizza yi li mooy quiche ay waay quiche Ismaël xoolal quiche bi Ismaël wane xoolal quiche bi xam nga lii dogee ko dafa am maanaa lii am na solo macha allah Cheikh Ami gàcce ngaalaama moom tamit Oumou Khayri Sarr ca France ca 16e arrondissement ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax gis nañ seen liggéey professionnel loolu yooyu tamit ñu ngi lay bàyyi nga dem dog waaw ñun ñu yeggali suñu plateau kon à tout à l'heure incha allah
jërëjëf ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax muy Adama kon mbokk yi gis ngeen ko ci biir koor gi ba léegi ak biir dog bi am na nag loo xamante ne dama leen koy won léegi nii lii moom téléspectateurs yi ñoo ko moom Ibrahima lii téléspectateurs yi ñoo ko moom lii muy yu mucc ay yu bees lii nag moom kenn dootu ko présenté lii la ñuy wax hystérisar nag moom baax na ci kër gi baax na ci bureau yi baax na ci entreprise yi mais baax na aussi comme ni ma famille ma maison c'est important même individuellement baax na gis ngeen yii nii bii nii c'est bi mooy à mousse spray la mais à mousse gis nga boobu c'est ay purit ñooy génn purit li ñu naan purit purit ay génn nga fobeere ko ci sa loxo nii daf ci am solo bu baax a baax donc gis ngeen bii purit lay génnee bii gis ngeen ma wanaat leen ko ngeen gis ko bii purit lay génnee purit waaw weex taal lay def waaw lii moom gis ngeen hystérisar moom moo leen jagleel lii ci seen biir émission ma famille ma maison gis ngeen bii moom ab spray la rek spray moom xam ngeen ko ràññee ngeen ko baax gis nga moom gis nga mën naa sax spray sama bopp ci sama yére nii ma spray sama bopp nii pour wàññi parce que moom 99,99% day rey lépp lu nga xamante ne moom mooy bactérie parce que di fàttali rek bactéries yi nga xamante ne ñooy nekk ci doomu aadama dafa bëri lool rawati ci dool yi nga xamante ne dafay nekk suñu poom mooy suñu digg loxo nii li ciy nekk dafa bëri lool ba tax na dafa am solo ñu bàyyi ci xel lool gis ngeen am na bu ndaw a ndaw bii moom purit lay génnee bii tamit purit lay génnee waaye gis ngeen lii yëpp waa hystérisar moom moo ñu ko indil jagleel ñu ko ci weerum koor gi xam naa di ngeen ko gis ci yeneen émission yi ci DTV donc 88 628 11 22 lii nag jaayuñu ko dañ koy maye ku woote ñu may la 88 628 11 22 88 628 11 22 88 628 11 22 lii dañ koy maye kenn jaayu dañ koy maye am na yeneen bëri na lool macha allah parce que dañ ne hystérisar dafa ñëw pour gunge ñu ci weerum koor gi pour que ñu continuer di respecter les gestes barrières takk masque yi moytu li nga xamante ne mooy nuyoo yi accolade yi jegante yi mais aussi li nga xamante ne moom mooy la distanciation physique c'est important nañuy bàyyi toujours ay 1 mètre ñun ak ki ñu nekkal wala ñun ak ki ñu dendal te yii nii baax na boo ko yoree mën nga ko def sa poche lii nii gis nga ne mën naa ko def nii sama poche bii sax mën naa ko def sama poche gis ngeen yii yëpp mën nañu ànd ak moom bii tamit gis nga yii yëpp mën naa ko def sama poche yii yëpp nii ni ngeen koy gisee nii yëpp mën naa ko def sama poche nii pour wane ne rek hystérisateur yi li nga xamante ne moom mooy hystérisar baax na ci mag baax na ci ndaw baax na ci góor baax na ci jigéen baax na ci kër baax na ci entreprise yu mel ni DTV baax na ci seen i ay bureau administration pour que employé mën di ko utiliser dafa am solo donc yii daal ñu ngi leen koy may 88 628 11 22 pour ku woote rek ñu may la benn hystérisar am na yu bëri yu ñu fi indi lépp rek ngir jàppale leen mën nañ ko def ci yére mën nañ ko def ci loxo mën nañ ko piisu suñu kanam te du am benn jafe-jafe parce que c'est sans alcool du tout il y a pas d'alcool du tout donc Oustaz Mohamed lii moom baax na trop xaaral ma defal la ci rek ginnaaw gis nga bi mooy purit bi bi mooy purit bi yow moom xam naa ne dama lay song ak pis bi rek yow bu ma neexee gis nga sans alcool bi xoola nii laa la koy pisee nii xoola du def dara gisoo du def dara gis nga voilà gis nga waaw ma pis la ko nii du def dara day jël yére ak lépp parce que c'est sans alcool du yàq yére du def dara voilà lii yëpp pour moytu ay bactéries yi topp suñu yére ak suñu loxo yi donc mu nekk lu am solo donc lii bokk na ci lii nga xamante ne moom lañ leen di indil durant le mois du Ramadan 88 628 11 22 incha allah ñu may leen ci yéen yaa leen tax ñu indil leen ko ngir jàppale leen bu baax ngir ngeen mën a préparer seen Ramadan en très bonne santé parce que woor tamit dafay fekk nga wér. nga wér effectivement woor dafay fekk nga wér. et loolu ci introduction bu coach sànq nekk na loo xamante ne lu mu indi la. et rot na ci wàllu xibaar. ñuy wax ne woor leen ndax ngeen wér. ngir ne saa bu ñuy woor yàlla subhaanahu wa taala daf ñu ciy may li nga xamante ne moom mooy wér gi yaram goo xamante ne ci la ñuy jëlee ci woor wi daal. effectivement c'est important donc coach yow conduite à tenir nga xamante ne rendez-vous la durant la semaine 3 fois ci semaine bi incha allah di nga ci ànd ak téléspectateurs yi internautes yi ak téléspectateurs yi donc lan la ñu mën a jàpp rek ci première leçon.
waaw Nicolas tey ci première leçon bi may indi muy conduite à tenir ndax nit ñi aussi foog ñu accompagner leen wax leen seen i nekkin ak seen i dundin ci weeru koor gi tey nag comment gérer sa pratique sportive en période de jeûne weeru koor gis nañu ñu bëri dañuy def seen tàggat yaram donc du n'importe comment lañ leen di wax di jox leen ay conseils ndax DTV lu dul weeru koor bi sax dafay ànd ak ñoom di leen di gunge ci plateforme bi di leen di gunge aussi tamit ci seen programme 109 fitness jox leen ay programme mais dañu indi beneen magie mooy dañuy toog wax leen nag naka ngeen koy defee conduite à tenir conduite à tenir weeru koor baax na pour def sa entraînement pour am say objectif mais objectif bi naka nga koy amee mooy ci weeru koor dañu conseillé ñetti heures yu nit ñi mën a entraîner mais ci ñetti heures yooyu ñi la wax mën nga ci entraîner dañu naan da ngay dem ak say ressenti maanaam da ngay dem selon yow say yaram lu muy yëg Nicolas day gaaw a sonn ci koor gi 9 heures off na Nicolas mën na dem waaw Oustaz Mohamed mën na dem ba 18 heures day nekk en forme donc Ibrahima nga may wax de nit ñi bokkatuñu Payis ku mel ni Mansour Sall tey non Payis kay day waaw waaw am na wax bi day bëri sax mu ne ma wax bi dafa bëri de man dama woor de loo wax mu ne dama woor mi ngoog moo tax comme nag nit ñi bokkuñu dañ naan ku mel ni Astou nga xamante ne 8 heures du matin wala 9 heures lay xëy di daw ba 21 heures te terewul dafay woor non Astou moom dafa mel ni 12 sur 12 dafay woor macha allah waaw moom macha allah léegi nag ku ci nekk da ngay xool selon yow say ressenti tout à fait am ñoo am mën nañu woor ba ngoon duñu sonn léegi nag ki nga xam dafa tàmm ndax yaram li nga ko tàmm rek lay def mais bu koor ñëwee da ngay adapté wu selon réalité ak say ressenti bien sûr ñi ne mën nga entraîner ci suba si bu dee Nicolas tàmmoon na entraîner suba ci fajar nag lañ la wax boo xëddee rek mën nga ko def boo xëddee rek mën nga entraîner d'accord balaa naaj bee génn d'accord bu naaj bi génnee rek dàq nañ sport boobu ndax lu tax naaj bi buy dal sa kaw da ngay sa yaram li muy dégager ci chaleur da ngay soxla ndox te moment boobu waratoo naan ndox comme nag waratoo naan ndox daf lay wax bul entraîner ci suufu naaj bi ndax boo naanul ndox da ngay déshydraté wu ndax ndox dafa bokk ci yaramu doomu aadama et que boo wooree aussi dañuy sentir ni veine yi nga xamante ni moom la sa deret di circuler dafay dilaté wu te alors que yaramu doomu aadama deret bi dafa war di jàll bu ko xol bi pompé ba mu jàll ci cër yëpp bu ko defee tu es bien important ñi ne bu dee boobu yow yëgoo ko ci sa yaram mën nga def tout juste avant ngay dog tout juste avant ngay dog mooy lan mooy nga def sa séance def ko ba pare rek teg ci 30 minutes wala 15 minutes dog jot nga dog ndax li ñuy bañ foofu mooy nga pare nga faible nga pare naanoo ndox lekkoo toute une journée ndax boo waxee weeru koor rek mooy abstinence ci lekk ci naan ak ci dundin donc toog nga toute une journée lekkoo naanoo li gën mooy soo paree rek entraînement rek dog jot nga mën a def sa collation beneen bi ci des mooy ñu ne après dog waaye après dog boobu nag yow bu dee moom nga sentir ni war nga cee def sa séance de sport ñu ne waroo lekk bu bari ndax boo lekkee lekk bu bari mën na la jural ay loraange yoo xam te ni nga dem am ay reflux gastrique nga lekk ba pare muy génnaat wala yu ni mel doo mën a def yenn mouvement yi ñi ne bu boobaa da ngay def collation comme li ñu def comme Cheikh Ami li mu ñu indi am da ngay naan sa café wala sa meew wala sa thé wala sa supp nga jël ko jël lu tuuti naan sa café julli ba pare rek su la neexee boobu duré na 30 minutes 15 minutes nga def sa séance de sport waaye nag bu ci mën ci am ci ñett yooyu nit ku nekk da ngay xool yow say ressenti nga def ko léegi nag ci semaine bi dina ñëw bu ci nekk naka nga koy defee bu dee ci suba si naka nga koy defee bu dee avant dog naka nga koy defee bu dee après dog tamit naka nga koy defee waaye ñu éviter ci weeru koor di daw bu bari ak cardio bu bari ndax loolu mën na la indil yeneen complication lu mel ni tey jii sa yaram boo toogee lekkoo naanoo jëloo yenn boisson yeeg yooyu da ngay manqué li naan glucose moom mooy carburant ci nit comme ni oto carburant nekkee oto ci oto ni mu koy def noonu la glucose te glucose boobu yaa ngi ko mën a am ci yenn ferñeent yoo xam te ni daf koy transformer en sucre léegi nag sa yaram bu ko jeexalee da koy dem jëli ji ci muscle moo tax ngay gis nit di woor jékki-jékki ne man de maa ngi off xam nga lu tax ndax day woor ba ngoon def ay activité physique am te bu dogee ba pare dafa war a xëdd dafa war a lekk li mu war a lekk fruits yi mu war a jël du ko jël yenn céréales yenn type d'aliments yi mu war a jël comme yenn yu ni mel du ko jël bu boobaa yaram bi au fur et à mesure ñuy dem am 15 jours da ngay gis dafay off dootul mën a ci woo waaye nag lu ci mënti am rek Nicolas dinañ ñëw ci conduite à tenir yi indil leen bu ci nekk faram fàcce la ko naka nga koy defee sa séance d'entraînement di woor soo dogee ba pare tamit naka nga koy defee waaye tamit lekk yi nga war a gën a lekk pour corps bi bañ a jur leneen loo xamante ni sa santé may la ko woon kon tey loolu la leen indiloon war leen nag naka ngeen war a gérer seen entraînement seen activité sportive durant le mois de Ramadan mais li ñu xam ci rek ni
lekk bi naan bi récupération bi dañ ko ci war a boole. ak beneen phénomène bu nit ñi xamul oustaz wax na ko sànq mooy que ni bari na nit sonn na la ko sonal mooy manqué na nelaw. il faut manqué sommeil kon manqué sommeil. bokk na ci mooy nit yow. bokk na ci lii sonal nit ci koor. donc koor du lekk ak naan rek boo manqué sommeil récupéré woo mën na jur ay loraange ci sa yaramu doomu aadama. kon Nicolas oustaz loolu nekkoon na benn conduite à tenir yoo xamante ni on tenait vraiment à le partager avec les téléspectateurs. Tout à fait. Au fur et à mesure ak ñuy dem bu ci nekk rek dinañ ko faram fàccee. bés bu ne ak leçon bi ngay indi. voilà ak njàngale bi nga xamante ne. nit war na cee jëlee njëriñ. je pense que oustaz Mohamed gis na ci boppam. ci même yenn exercice yu ndaw yi du ñàkk dina am yu muy dénkaane yoo xamante ne baax na nga def ko après xëdd xam naa ne sax doo am jotu sax après xëdd moom xam naa ne alxuraanul karim bi ngay gën a ak naafila mais naafila bi tamit ci naafila bi tamit xam nga sport la waaw te ñoom daanaka boo xoolee ñoom dañ koy fanaanoo de. mos naa dem Padoa Buldeuse du ma ko fàtte mu ànd ak benn waaye bu tudd Serigne Padoa Buldeuse HLM Padoa la Serigne dëkk Serigne Mbuub du ma ko fàtte yóbbu ma Padoa Buldeuse ci jumaa bu mag bi nga xamante ne sama maam moom nekkoon imam bi muy papa suñu maam Samba Ndar bi mu wàccee liggéey yàggul noonu sax ndeysaan waaye gis nga xeetu naafila googu laa ilaaha illallah man daal xaw ma ndax kaamil bi la ñuy naafila ci benn taxaw bi xaw ma xaaju kaamil bi la ñuy naafila ci benn taxaw bi waaye musuma naafila imaam yi rële la ñuy def de. non mais lu jéggi dayo laa lay wax nii mais affaire bu kéemaan mais terewul amoon na ay meew ay yëf yoo xamante ne ñu ngi ko doon xéwaloo foofu mais daal naafila yi daal dafa mel ni naafila yi gudd na lool ci naafila après gée bi la wala. non naafila après gée non après gée ci guddi gi. waaw ci guddi gi. boobu la ñuy tuddee qiyaamul layl. la ilaha illallah macha allah loolu moom boo gisee ne réew mi ñu ngi koy def rek donc sant yàlla alhamdulilah. effectivement réew diine la. réew la bu am solo mais naafila xeet yooyu noonu lu am solo la tamit métti na waaye lu am njëriñ. c'est-à-dire fukki fan d'habitude naafila yooyu mu ngi am ci fukki fan yu mujj yi. d'accord course les 100 derniers mètres yi fa la gars yi di yokkee seen kii effectivement tamit fukki fan yu mujj yi fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan gën a yokk góorgóorlu xam nga la moo tax taxawaay bu gudd boobu. parce que ci biir 10 derniers jours yooyu fi la yàlla dëxëñ guddi laylatul qadr léegi nag ci biir seet boobu ñu koy seet mooy waral ñuy naafila ci boo jugee ay 1 heure du matin 2 heures du matin mu nekk ba pare tamit pour jéem a dabu yiw moo tax ñi am yitte di jug ci moment boobu moo tax même boo nekkee sa kër yàgg sa soxna ak yooyu même boo demul jàkka fexeel ba 10 derniers jours yi bu ñëwee yeewal sa soxna yeewal képp koo xamante ni ci kër gi mën na taxaw julli parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu 10 derniers jours yi duggaan ci weeru koor da daan yeewu si guddi si yee njabootam daal di leen di wax jug leen ñu julli Omar ibn al-Khattab tamit noonu lay def moo tax gaa yu baax yëpp noonu la ñuy def ku nekk mën na ko def li nga xamante ne moom mooy këram ànd ak li nga xamante ne moom mooy njaboot gi macha allah mu nekk lu am solo ba tey ñu fàttali leen suñu ndogu bu am solo bi numéro téléphone bi ñenn ñaa ngi may bind message di ma laaj lan mooy numéro téléphone u Chez Ami 77 451 34 17 wala 77 722 80 28 wala 77 775 32 22 77 775 32 22 wala 77 722 80 26 28 autant pour moi 77 722 80 28 wala boog 77 451 34 17 muy numéro yoo xamante ne mën nañ ci jot Chez Ami ci rue 13 diggante Jëppal ak Castor ak Derklé ñëpp ràññee nañ ko ndax ñu bëri foofu la ñuy reeree donc tey gis ngeen moom moo ñu indil ay ndogu bés bu jot lundi mercredi ak vendredi ngir ñu mën ko bànneexoo donc oustaz li ma la bëggal laaj rek balaa ñuy dem rek mooy nga wax ñu rek ban koor moo la gën a marqué ci ba nga nekkee Mouskalaf ak tey koor gi nga xamante ne marqué na la ci la nga jot a dund. koor gi ma gën a marqué mooy koor gi ma waree màkk. lu tax mu gën la marqué parce que màkk la màkkatal mu karam la. wala moo doon sa premier koor ba nga fay woo ba ngay dem màkk. dafa dajale ñaari mbir li ñuy tuddee teddaangay bërëb ak teddaangay jamono. teddaangay bërëb mooy espace bi waaw. mooy màkk ke màkk. ba pare weeru koor ke weeru koor. mu fekk la fa. loolu moom mooy gën a kii surtout
jour bi ma njëkkee xam nga Sudais ñun ñëpp dañ koy dégg nii rek imagine toi que ni bi am na solo nga taxaw ci kaaba gi Sudais ne allahu akbar ba yëkkati alhamdulillahi rabbil alamin loolu c'est i'tikaaf sama baay daf ma kii juloolu i'tikaaf 10 derniers jours yi la 10 derniers enregistré jamonoy VHS xam nga mooy cassette vidéo moom da ko doon enregistré dëgg la bu koor gi weesee mu koy tegaat mu koy dëgg la i'tikaaf parce que li nga xamante ne moom mooy yëg-yëg boobu yàlla def na weeru koor boobu 20 jours Makka laa ko wooree. macha allah bëggoon naa fu 10 derniers jours yi fekk ñu fa mais malheureusement séminaire bi ma demoon dafa jeex te dañoo waroon na ñibbisiwaat parce que kale woon nañ li nga xamante ne loolu bokk na ci li ma nga xamante parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay ñaax nit ñi pour ñuy umra ci biir weeru koor. macha allah loolu moo taxoon mu marqué moom. macha allah ana looy tàggatoo. waaw xanaa di am mbégte rek. ndax DTV ma maison moom vraiment plateau bu exceptionnel la parce que tey jàng nañ ci lu bëree bëri ci wàllu diine. macha allah waaye tamit ci wàllu àdduna ak tàggat yaram bi nga xamante ne ñu ngi ci conduite à tenir yi xanaa di jox téléspectateurs yi rek rendez-vous ci beneen jour yoo xamante ne vendredi incha allah ñu teew fi indil leen nag gën ko jukki tey dañ ñëwoon rek pour voilà. pour salaamaaleykum bi quoi di lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal bu saas. waaw li may tàggatoo moo di ne di gën a rafetlu. ma maison ma famille ma maison di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla gën a dëgëral li nga xamante ne moom mooy ànd bi niñ ko toogee nii la war a nekkee tamit ci këru jullit bu nekk fexe ba say jotaay yoo xamante ne da nga koy am ci biir kër gi mu nekk loo xamante ne nit ñi dañ ciy jàngatee di wax rek la jeunesse di wax téléspectateurs yi que ne nañu wane yàlla subhaanahu wa taala luy tax ñu mën a mérito yërmande yàlla ci 10 premiers jours yi nañ ko wanaat tamit luy tax ñu mën a mérito njéggalam suñuy bàkkaar bëri na loolu et 10 derniers jours yi mooy le 11 nuit 11 ba li nga xamante ne moom mooy 19 fa la yàlla di jéggalee li nga xamante ne mooy bàkkaar yi nañu góorgóorlu inchallah 21 ba cëppaandaw ga fa la yàlla di goreel nit ñi ci safara nañu góorgóorlu ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy mucc ci safara xam naa dinañ la dalalaat ci beneen plateau incha allah il faut nga ñëw di ñu ci jàppale bu baax ci liggéey bi donc ñu ngi sant di gërëm bu baax équipe technique bi ñu àndaloon ci liggéey bi cadreur yi Ibrahima Papa donc Assou ñu ngi koy defal mention spéciale merci beaucoup à Ismaël Païs ci réalisation bi booy laay ci son bi merci à Adama moom mi indi ndog bi ci chez Ami donc di remercier bu baax Oumou Khayri Sarr nekk foofu ca Paris la France ñu ngi koy delloo jukkal donc rendez-vous demain incha allah ñu gën di defar équipe bi lii salaamaaleykum bi la woon dañ doon nuyoo li ci des nag durant toute la semaine ñu ànd ceeg yéen fidèles téléspectateurs de la DTV d'ici là portez-vous bien dog jàmm ci jàmm ak salaam ak njaboot bi yal na yàlla fay yal na yàlla sàmm fii ci réew mi Sénégal ak li ko wër jërë ngeen jëf